nag dañ koy tàmbalee ci ñaan jox suñu kilifa diine yi fi teew rawatina imaam mu sànni ñu ñaan ñu tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim eggal ci alhamdulilahi rabbil alamin mu nekk jotaay boo xam ne dina nekk jotaay buy jariñ kenn ku ci nekk jeexal ko ci alhamdulilah. jàng ci wàllu école bi mu ngi ne président parents d'élèves bi CGE bi ñoom ñëpp ñu ngi ci biir muy jotaay boo xam ne nag bu amee période bi ñëpp xam na ni am na luy xeeñ am na lu xew muy ouverture des classes jotaay yi bu amee nag dafay am ñett yu koy waral dafa am loo xam ni moo jiitu woon ñu war koo saytu li ñu dund ñu war koo xool defaat beneen bilan pour tàmbali gu rafet li nga xam ne ci lañ jëm muy année scolaire 2021. dalal gan yi defe naa ni COSYDEP kenn du ko présenté parce que bu ñu nee éducation ne formation COSYDEP defe naa ni am na lu bari lu mu ci bay ci loolu di am kontante loolu ci li ñu choisir école élémentaire Fayu pour def séance de partage de sensibilisation pour ubbi tey jàng tey ñoo ngi dal ñëpp di souhaiter la bienvenue à tous les invités l'IEF monsieur Mouhamadou Fall moo vraiment am honneur présider la séance donc di am kontante lool ci teewaayam parce que vraiment il a dû rehausser de sa présence pour la cérémonie d'aujourd'hui. Bi passé nii vraiment c'est une année un peu particulière parce que boo xoolee daaw amoon na ci élèves yi nga xam ne nii ñoom la ñu waxoon ne nañu jàng mooy ñi doon def examen mooy bu doon élémentaire mu ne CM2 bu doon moyen mu ne 3e bu dee secondaire mu ne terminal ñooñu ñoo doon jàng les classes intermédiaires ñooñu dañu toogoon bi ñu defee examen ba école tijji boo xoolee sa école mi ngi tijji au mois de novembre ça montre que loolu rek particularité année la parce que école daa woon tijji novembre dañu xam ne école octobre lay tijji donc loolu rek c'est une particularité boo xamee ni vivre nañ ko bon bi école tijjee il fallait que ñu prendre en charge les classes intermédiaires parce que dañoo xam ne aussi que bu doon élémentaire comme fi lañ nekk nii dama naan CI ba CM1 dañu toogoon CM2 ñoo ñëwoon jàng def seen examen mais ñooñu toogoon ay mois jànguñu dafa amoon benn programme bu ñu leen jagleel ñu xool ne est-ce que ñooñu li ñu jàngoon doy na déedéet doyul il fallait que ñu xool naka lañ leen di dab-dabale ba du ñu am retard ci classe ba ñu nekkoon ba pare soogo nag ñëw ci seen classe yi nga xam ni foofu la ñu passé donc loolu particularité ci année bi la donc boo xoolee de novembre jusqu'au mois de décembre daanaka genre révision la ñu doon def pour les classes intermédiaires renforcement xool ni ñu leen réviser xool ni ñuy fexe ba programme yi nga xam ne woon au mois de mars gouvernement bi arrêté woon na écoles yi ñu xool ne diggante mars ba daanaka au mois de juin programme yi nga xam ne desoon na ñu xool ni ñu koy mottalee donc loolu aussi particularité ci année scolaire boobu la. Maintenant à partir du mois de janvier l'année a débuté donc loolu particularité ci année scolaire bi la mën nañu wax ne que ne nii alhamdulilah rabbil alamin les enseignements apprentissages maanaam njàng mi soo xew ren parce que boo xoolee dañ daan am yenn année yoo xam ne nii dana am ay perturbations peut-être man mi nekk syndicaliste nekk secrétaire général UDEN peut-être ñu xam nañ ci loolu dañ daan poser ay plan d'action bon ñi koy dérouler mais boo xoolee bi Covid bi ñëwee ba léegi vraiment syndicalistes yi dañu am ce qu'on appelle une fibre patriotique teg yëpp revendication yi fexe nu ñuy jàppale élèves yi ñu jàng de sorte que daaw pratiquement amul perturbation
les enseignements apprentissages se sont déroulés correctement ba tax na bi ñu ñëwee au mois de juin vraiment gis nañ que ne nii les programmes sont déjà terminés maanaam jàngalekat yi fexe nañ ba seen programme ñu mottali ko loolu particularité année bi la donc mën naa ne c'est une année apaisée donc bien que sax Covid bi jógewu fii mais à chaque fois dans les écoles amoon na ce qu'on appelle des séances de sensibilisation parce que nag Covid bi ba ñuy wax ne mi ngi fii mais daaw école yi vivre nañu pandémie bi mais à travers cette pandémie dañu amoon na des séances de sensibilisation mais aussi le respect des mesures barrières donc boo xoolee amoon na sax leçon de zone yu ñu doon def ci école yi pour jéem a sensibiliser élèves yi xool naka la ñuy mën a aar seen bopp aar seen njaboot aar seen entourage ci maladie boobu ci pandémie bi mais aussi l'autre particularité mooy que bi Covid yu ñëwee matériel am na donc les écoles ont été dotées de matériel de kit sanitaire de matériel de protection yëpp vraiment ñu ngi saluer aussi vraiment l'effort du gouvernement bi nga xam ne nii fexe nañ ba dans tous les établissements boo xoolee sax amoon na dañ naan joxe CAC mais CAC bi dañ ko mujj def li ñu naan Covid daanaka Covid bi sa moo ci ëppoon dafa am une partie boo xam ne dañ ko ne Covid bon loolu lañ ko tuddee woon mais Covid c'est tout le matériel sanitaire ba nga xam ne nii xëñ na bu ñu ko jëndee moo xam muy gel moo xam muy lavoir moo xam muy masque et cetera yoo xam ni xëñ na bu ñu ko utiliser dana mën a aar élèves yi aar environnement bi loolu yëpp donc amoon nañ ko ci fonds yooyu donc loolu aussi vraiment lu ñuy rafetlu la. ndaje bi li ko sabab xaw nañ ñu koo tàmmal tuuti ak COSYDEP mooy waxtaan aussi mbiru ouverture des classes bi ndax nag benn moment li nga xam ne ñëpp jaaxaloon na leen moo di dinañ ne école dina ubbi bis sàngam waaye diggante bi école bi ubbi ak bi élèves yi di man commencé jàng dëgg daana am diir boo xam ni finalement da doon gën di gudd te xamuñu woon lu faral loolu beneen bi moo di ñëpp xam nañ ne aussi élève bi liñ bëgg ci moom pour ñu am ko il faut que mu jàng mu normal ci heure ci fan yi mu war a jàng ak yooyu loolu nag tax na at yi di passé at yi di ñëw at yi ñëw ak yi ko jiitu ñu gis ni COSYDEP daf cee def tànki jéego yu am solo pour mën a fexe ba toujours balaa école ubbi ñu mën a dajale askan wi parents d'élèves yi dajale jàngalekat yi dajale directeurs yi dajale institutionnels yi pour mën a waxtaan pour mën a jël bépp matukaay boo xam ne mënees na koo jël ba nga xam ne bu école ubbee nit ñi mën a élèves yi mën a commencer jàng ci saasi. li ci des aussi mooy xool lépp matukaay yoo xam ne jàpp nañ ni buñ ko jëlee dina tax jàmm am ci école bi ba nga xam ni jàngalekat yi dinañ tal jàngale élèves yi dinañ tal jàng. loolu daanaka moom buñ ko xoolee moo sabab jotaay bi moo tax aussi journée tey bi après xam naa sama xarit monsieur Mbengue dina dellu si ci peut-être plan bi ndax mën nañu waxtaanee lépp de manière générale waaye mën na koo teg itam ci yoon boo xam ne dina am ñaar wala ñett wala ñeenti pàcc yoo xam ni bu ci ne buñ ci waxtaanee sottante ci xalaat jàpp nañ ni njëriñ dina ci jóge du ma mën a def nag lu dul tënk rek fàttali yenn yi tënk ndax peut-être waxtu bi moo ko laaj bi may njëkk a dellu si mooy imam dellu si na ci tuuti trésorier dellu si na ci ndax benn ci ponk yi nga xam ne mooy tax ñuy am année scolaire bu baax wax nañ ko ci bilan bi mën koo wax aussi ci année ren bi mooy ñu am jàmm ci biir école bi biir jàmm jooju nag am na ci ñaar yoo xam ni junj nañ ko ci bi ci jiitu je pense que président imam wax na ko mooy satisfaire yenn revendication yi maanaam ku nekk li di sa àq ak li di sa yelleef ñu fexe ba jox la ko comme ça yow sa xel dal ba nga mën a def liggéey bi la war yaakaar naa aussi fi mu ne ñu ngi ci. ñaareel bi aussi président dellu si ci trésorier mooy transparence ndax bëri na école yoo xam ni ñu ngi yëngu ci biir wala bu ñu demee ba école ubbi dinañ yëngu ci. maa war a yor maa warta yor nan nga def donc bu trésorier CGE ñëwee fii toog ni ma wax dëgg yàlla nit ñi doxalee ci école bi ñëpp dinañ xam luy dugg fu muy dugg
ak ku koy téye ak ci luñ ko war a def te ci luñ ko war a def la ñu def day dalal xel te dina yokk aussi transparence bi ñuy ñaan aussi loolu mu law ci yeneen écoles yi parce que aussi doon na loo xam ni dina indi jàmm. ñaareelu point bi ma bëgg a évacuer rapidement mooy problème mu qualité effectivement bu jàngalekat amee élève am ñu xam ni communauté bi ak parents d'élèves yëpp am nañu yéene école bi dox am na aussi condition yoo xam dañ ko war a améliorer. condition nag yëpp du mat waaye gis nañ aussi et dégg nañ mu leer ci ñëpp que ni fii seen problème fayu moo di peut-être classe double flux yi maanaam école bi mu ngi màgg élèves yi ñu ngi gën di bëri mais classe yi dafa tuuti. ci yoon aussi parce que bu ñuy tabax classe inspection peut-être du xëy rek tabax ndax. tabax bi dañ ko jox benn direction bu nekk de la dutul construction scolaire wala programme ñëw ne dañuy tabax nangami classe ci inspection nangam wax leen ñu fu ñu koy war a tabax waaye aussi xam nañ ni bu dee conditions yi war a tax ñuy tabax classe ci école fayu présentement am na condition yëpp ndax amul mënuñu ne duñ fi tabax classe parce que amul espace moom yaakaar naa ne am na fi mënuñu ne duñ fi tabax classe parce que élèves yi fi nekk doyuñu yaakaar naa élèves yi doy nañ mënuñu ne aussi duñ fi tabax classe parce que duñ am jàngalekat wala seeni résultat daa baaxul seen résultat yi baax na donc jàpp nañ ne aussi fi mu ne ni ngeen defee plaidoyer ñun aussi buñ ci defee suñ plaidoyer am nañ yaakaar ni ci problème boobu mu di yokk classe yi war nañ koo mën a lijjanti ci programme national de construction yi wala boog ñu lijjanti ko ci ay partenaires yoo xam ne dina tax bu ëllëgee aussi xelu parents yi yëpp gën a dal effectivement. ñetteelu point bi ma bëgg a dellu si rapidement moo di jigéen ñi peut-être seen wax bëriwul mais ñu xam aussi que ni école yi ci ëpp buñ doxee wala ubbi tey jàng tey bu doxee jigéen ñee ci jàpp. jigéen ñi fii mu ne buñ defee seen bopp ni école la ngi ubbi bis sàngam bëgg naa bis boobu sama doom jàngi dina créer condition ba kooku jàngi loolu kese mu xam ni buñ ko jàppee rek dina am li ci des nag mooy conditions yi je pense que waxtaan nañ ci ak enseignants yi ak directeur bi te xam nañ donc bu dee am na saak am fourniture baax na bu dee amu ko itam jàngalekat yi am na nuñ mën a fexe ba élève boobu ñëw ñu fexe ba commencé koo tàggat commencé koo jàngal liñ ko war a jàngal par rapport à li mu yor ba bañ koy mën a wutali fourniture mais buñ jàpp mukk ni tant que élève bi amul sac bu bees tàq am fourniture yu mat a mat sëkk am tenue bu bees ak dàll yu bees ak mèche yu bees du jàngi école loolu moom jóg na fi donc xam naa kooku côté boobu aussi du directeur du jàngalekat yi kenn du ci ñëw di leen wax discours boobu donc na ngeen ci taxaw parce que gis nañ aussi ni jigéen ñi moom buñ ci jàppee dina jàll. beneen point bi mu bëggee évacuer tuuti moo di par rapport à l'ouverture de manière générale dire aussi suñ xel dal na fi dama ciy wax benn point moo di suba la ñu war a commencer avec la semaine de l'hygiène buñ nee hygiène pour nettoyer école yi buñ nee semaine bi suba lay commencer ñu ñëw école bi gis ni mu mel danañ ne fii moom xel dal na. semaine de l'hygiène et de l'assainissement bi ci des moo di aussi par rapport à ça nag am na yeneen yoo xam ne ñu ngi ci yoo xam ne ñun jàpp nañ ne école moom mu ngi ubbi kilifa gi li tax ñëw fi moo di premier inspecteur yëpp ñu ngi Mbour di def séminaire de rentrée bi diggante tey ak samedi bi ci des mooy orientation yi ñu ngi ci passation de services yi mooy directeur yi nga xam dañoo dem retraite ak yooyu xaar ñu école ubbi présentement fii ak semaine bii di jeex ku moytul wala début semaine bële directeur yëpp dinañ nekk en charge parce que ñun bëgguñu ñu toog ba ne école ubbi na waaye directeur bi daa retraité amagul ku ko remplacer. donc yooyu yëpp comme ñu ngi ci li ci des daal moo di parents yi aussi jàpp ci communauté bi jàpp ci ñu xam ne aussi surtout waa membre CGE ñu xam ne fi mu ne moom xëy na fan yii dina xaw a métti ci ñoom ndax peut-être défi yi dina bëri waaye am nañ yaakaar ci ni. par rapport à ñi ñu fi xam ci équipe pédagogique bi xam ko ci waa communauté xam ko ci directeur bi nga xam ne il a fait ses preuves ailleurs jàpp nañ ni aussi am itam esprit de dépassement parce que di muy syndicaliste yëpp di mën a défendre def intérêt jàngalekat yëpp bis bu mbir amee ñu xam ne lii kat liggéey moo jiitu dina ni nañ teg lenn li ci suuf liggéey ba pare buñ paree door a kaas li ñu war a kaas te côté boobu aussi jàpp naa ni xel mën na cee dal. vraiment nuyu ñëpp ñi nga xam ni tey ci teew nañ ci jotaay bi di diital ki nga xam ni ci liggéey bi ñuy def mooy suñu kilifa muy inspecteur Mouhamadou Fall nekk sama xarit nekk nit ku baax nit ku bëgg école
mu ñëw yàlla def tey mu ñëw teewee daje bi ñu ko ci jiital di nuyu imam di nuyu président APE bi di nuyu Boubacar Sall mais di baral nuyoo aussi benn nit boo nga xam ne mi ngi toog ci jotaay bi am naa bëggul sax ma wax ko mais nag am na loo xam ni daf ñuy war muy doyen Seydou Wane mu ngi nii toog tey jii fii ma toog moom moo fi njëkk a toog ci Thiès moom moo nekk le premier coordonnateur de la COSYDEP fii ci biir Thiès def fi liggéey bu mucc ayib liggéey boo xam ne ñun ñi nga xam ne dañoo nekk seen i jarbaat nekk seen i rakk nekk seen i doom parce que man doomam laa topp ci tànk yooyu liggéey bu ñu fa defoon ñoom bu rafetul woon kon loolu du mën a nekk tey kon tey jii mënumaa toog ci jotaay bi mu toog ci wax dëgg yàlla bu ma fi mu toll nii sax maa ngi lox parce que sañu ma waruma mënuma toog fi te moom mu toog fee ndax rek li mu liggéey ci kuréel gi ñu seq muy COSYDEP mu nekk liggéey bu mag parce que ba mu koy déparé wax dëgg yàlla jafe woon na lool donc doyen ñu ngi lay sant bu baax au nom de la coalition nationale ñu ngi lay delloo njukkal par rapport à tout ce que tu as fait par rapport au système éducatif sénégalais tu es très discret nag ñu bari duñu xam mais ñi xam dëgg bokk ci système bi xam nañu kon Sénégal yëpp amee nañ la njukkal jàngalkat yëpp amee nañ njukkal waajur yëpp amee nañ la njukkal élèves yëpp amee nañ njukkal ah kon jërëjëf rek lañ la mën a wax jërëjëf. bi ci des comme ni ko inspecteur waxee mooy que COSYDEP dafa baaxewoo depuis 2013 muy chaque année muy def campagne ubbi tey jàng tey te la ko indi woon tamit ñëpp xam nañ ko inspecteur wax na ko léegi mooy école daraan ubbi ñu toog ab diir lu xaw a yàgg lool xale yi doog a dëgg tàmbali jàng bi COSYDEP gisee loolu nag daan ne lii wax dëgg yàlla warul kon nag war nañ ci mën a sàkk pexe li may wax ni doyen Seydou Wane ngi nii toog ñoom ñoo ko initié woon loolu warul mënta nekk kon nañ ci def pexe ci la COSYDEP indee boobu xalaat muy slogan boobu nga xam ni léegi sax ñëpp moomal nañ ko seen bopp muy COSYDEP muy ubbi tey jàng tey kon loolu vraiment fierté la ci COSYDEP fierté la ci ñun ñi nga xam ne ñoo ci membre ci ñun ñoo ciy yëngu ubbi tey jàng tey bi nag comme ni nga ko tur bi wanee rek loolu la maanaam fexe ba nga xam ni école bi ubbi na xale yaa ngi jàng loolu nag xam nañ ko dëkk bu mel ni Sénégal lu jafe la fi ndax facteurs yi nga xam ne ci loolu ci la dépendre dafa bëri wante nag loolu du tax ñu wàccee suñu loxo loolu du tax ñu yaafuus loolu li ñuy tax rek day mooy ñu gën a góorgóorlu rek xëy na jàpp ni chaque année dina gën a améliorer te dinañ dem ba jamono boo xam ni xëy na ñëpp acteurs yëpp daan jël conscience ku nekk mën a bay sawaar balaa ubbite école jot pour que xale bu ñu ñëwee rek mën a jàng. kon loolu moo waral tey jii ñu tànn école fayu bi nga xam ni suñu xarit tamit suñu mag suñu xarit suñu frère bu yàgg muy Boubacar Sall moom moo ko dirige boo gisee ñu tànn école bi nag leen rek la mooy xam nañ que c'est une bonne école comme li ko président waxee école bi yàgg nañ fee ñëw xam nañ ko bu baax depuis suñu sœur bi nekk fi ma fi fekk samay collègues samay xarit ñu baax ñu am na ñoo xam sax xamu ma la noonu léegi donc vraiment mu nekk école boo xam ne dafa yàgg a xam ci performance ñu ne kon école boobu c'est tout indiqué surtout que nag doyen Sall dafa nekk en plus de syndicaliste dafa nekk secrétaire général syndicat UDEN bu ngeen di dégg moom mooy secrétaire général bi fii ci région de Thiès kon raison yooyu yëpp tax na ñu daal ne ñu choisir école bii pour ñëw ko fi def si ko li ñu fas yéene nag waxtaanee ci jotaay bi comme ni nga ko waxee kii central bi moom mooy ubbi tey jàng tey mooy principe bi mais xam nga ubbi tey jàng tey soo ko waxee faaw nga gestu tuuti par rapport ak fi nga jógee maanaam année scolaire bi ñu génn kon day baax ñu def un petit bilan bu ndaw rek boo xam ne duñ ca yàgg lool pour war na un peu fi ñu jógee ak xëy na jafe-jafe yoo xam ne amoon nañ ko ci loolu yëpp pour defar rek defuñu pour sànni xeer defuñu pour xas defuñu pour dara wax dëgg yàlla COSYDEP ku ko xam ko dans la correction xam ko dans le positif mais mais nag day exiger toujours que ñu def bilan COSYDEP lu muy def day def bilan day def étude donc loolu ci la ñuy dawaree waxtaan bi buñ paree ci loolu nag ñu waxtaan dëgg-dëgg ubbi tey jàngat bi naka lay demee parce que acteurs yi ci war a bokk dafa bëri suma xarit bi ci suñu inspecteur nekk suñu kilifa nekk suñu wet ñoom am na lu leen war ci école bi parce que ñoo jiite école yi ñi nga xam ni ñoo moom la askan wi dénk seen baat maanaam li ñuy wax maire yi am na lu leen war mais collectivités territoriales yi ñi nga xam ni ñoom ñooy waajur élèves yi di parents d'élèves yi te ñu représenté yi toog am na lu leen war waa école bi ci boppam tey Babacar jiite ko muy enseignants yi am na lu leen war
xale yi si boppam am na leen war pour ubbi tey jàng tey boobu mën a nekk loo xam ne lu nekk la. kon nag ku ci nekk dañuy fexe ci waxtaan bi ci deuxième poñ bi fexe leeral li nga xam ne jàpp nañu ñun ni soo ko defee xëy na loolu ñuy wax ubbi tey jàng tey bi dina mën a nekk. wante tamit bu ñu génnee loolu bu ñu ko jot gi mayee dinañ xuus tuuti ci li ñuy wax perspective maanaam jàpp ay poñ yoo xam ne jàpp nañu que ñi nga xam ne ñooy acteurs yi war nañ caa góorgóorlu pour que année scolaire bii ñuy dugg gannaaw bu ñu ubbee ba pare jàng année scolaire bu nekk année boo xam ni année bu mucc ayib lay doon ci ay maanaam li ñuy wax apaisement social mu am mu bañ a am jafe-jafe ñu jël ay dispositions pour que vraiment mu nekk année boo xam ni l'une des meilleures années lay doon. donc incha allahu rabi loolu daal la ñu fas yéene waxtaanee tey jii ci jotaayu tey bi incha allahu rabi kon nag man maa ngi fi teewal COSYDEP région de Thiès mais teewal fi tamit COSYDEP national li may wax yëpp daa maa ngi koy wax ci turu coalition COSYDEP national. am na ci ñoo xam ne nag COSYDEP boobu daf leen di jaaxal parce que tur bi am na ñoo xam ne dañ yëg ay bagages su COSYDEP mais tur bi lan la c'est important. COSYDEP dañ ko kii ñu koy waxee voilà mu ngi tudd coalition des organisations en synergie pour la défense de l'éducation publique. boo ko doon tekki maanaam am kuréel la boo xam ni bu ñëw ëmbaat yeneen kuréel yoo xam ne dañuy yëngu ci njàng ak jàngale bi te liñ ci jublu yëpp mooy aar ko. donc loolu mooy COSYDEP maanaam ay mbootaay yu bëri ñoo ci bokk ay syndicats yi dañ cee bokk parents d'élèves yi dañ cee bokk ONG yi dañ cee bokk ñu bëri dañ cee bokk ba nga xam ne donc moo nekk mu tax organisation représentative te principe am moom mooy dafay tëddee njaaxaanaay maanaam lu baax dana ko wax loo xam ne sooxee na tamit dana ko wax donc noonu daal la COSYDEP doxee. morale d'abord ensuite la dimension civique li may tuddee la dimension morale fa laa bëgg di ko commencer. parce que soo ñëwee école fayu parce que nee ngeen mi ngi commencé depuis 2013 je crois peut-être 2013 mi ngi yem ak magistère madame Gaye madame Gaye parce que peut-être directeur ñoo fi ñëwandoo Ousmane Gaye def naa il a fait en 3 ans et 4 ans mais madame Gaye moo njëkk a fekkee affaire bi te comme que jigéen la foofu laay waxee la dimension morale mooy li ñuy wax ni donc peut-être tout travail ou bien tout salaire mérite un travail d'abord tout salaire mérite un travail ku ñu fay rek ñi ngi xaar ci yow nga liggéey te ci école bi vraiment ñun on a cette culture là moo tax boo ñëwee gis fi lii du la jaaxal man peut-être ci anciens yi laa bokk man ak directeur bi ñoo tolloo mais ñi des ñëpp samay rek lañu te sañu maa taw fii vraiment di wax loo xam ni gëwuma ko la dimension morale mooy boobu la dimension civique mooy le don de soi nga bañ a xaar ñu fay la nga ñëw def ci dara te loolu aussi au niveau de l'école waa ji nekk fële suñu gardien bële dañu cee jàppale lii yëpp moom moo ko liggéey te il fera tout ce travail là ci kàttanu yàlla te du xaar ñu fay ko donc daaw bi ñu ko waxee ni ko waa mairie bi li ñu la war a jox 25000 ñun dañoo rusul sax pour wax ko on avait des problèmes pour lui dire donc vraiment donc par rapport à la taille du travail qu'il a abattu ñu ne ko 25000 lañ lay jox. après def naa directeur vraiment moo def gymnastique pour ñu dollil ko man daal loolu laa bëgg a insister quoi la dimension morale mi ngi fi mais la dimension civique commencer par les institutions ñoom li leen war nañ ko def parce que sinon rek parce que c'est une chaîne wax ngeen ko quoi c'est une chaîne il y a les élus locaux il y a peut-être le personnel académique ainsi de suite ce qui fait que su sooxee fenn rek ça peut être communiqué quoi waaw loolu mooy problème bi. mais la dimension morale mi ngi fi au niveau de cette école là dimension civique bi aussi mi ngi fi engagement bi mais léegi ñi ci des les autres acteurs vraiment nañu bay seen waar parce que ngay toog dégg rajo depuis combien de temps ñu naan Dakar ñi ngi wax sax la rumeur vraiment commence à s'amplifier quoi ndax kii bi duñ ko reporter jusqu'au novembre parce que Dakar dafa bëri ay écoles yoo xam ni elles ne sont pas encore prêtes pour recevoir les élèves yooyu ñu ngi koy wax ngay toog di dégg ñu naan la am na ay 45 écoles yoo xam ni Dakar vraiment donc c'est les écoles qui sont sous les eaux boo moytul du ñu ubbi kooku xale bi yaay ji day tëye doomam par instinct de protection parce que su ko yóbboo dara mën na ko fa dal feebar yeeg yooyu yëpp nga ci kon vraiment daal ñu bañ a naxante vraiment bu jàmbaar ngeen yéen ñëpp monsieur Mbengue yow nuyu nga ma xam li nga bëgg a wax yëpp mais man loolu ci yow laa ko gis
le don de soi xam nga la ñuy wax ni enseignant quand tu es habitué par exemple d'enseigner pour nga retraiter day doon problème tu es toujours en retrait mais tu n'es pas à la retraite waaw ci gàttal daal vraiment daal man. Je ne l'ai pas parlé parce que du jar ngay wax booy wax te fekk ngay amoo ku lay waxal amoo ku lay defal monsieur l'inspecteur monsieur le coordonnateur de la COSYDEP imam yi ak parents d'élèves yi maa ngi leen di gërëm di leen nuyu bu baax ku nekk ci turam ak santam di sant yàlla bu baax nag maa ngi sant yàlla bu baax baax macha allah lu tax may sant yàlla parce que lu ma yàlla defal monsieur Mbengue a dit tout à l'heure c'est moi qui ai démarré la COSYDEP à Thiès c'était pas évident mu nekk ci di jóg di daan di jóg ci daan di def par benn ba yàlla defal ma yéenu bu mu yéenu woon bugg kuy yénneeku ngeen baal nag ci wolof bi wolof du wolof bu jag bu baax bugg yénneeku may xool di geesu di xool ci ban bopp laa koy teg bi alhamdulillahi rabbil alamin yàlla indil ma ay xale yu sawar yu am xel yu dëgër ñu xam liggéey bi te mun ko bu baax a baax ñu ñëw dimbali ma dama ma yénne ko ñoom sax ñoo ko teg seen bopp may dox geestu gis bâtiment bu ñu xawoon defar mu gën jekk man alhamdulilah rabbil alamin c'est ça la vie mu ngi mel ni monsieur maître ak élève am mu ngi mel ni papa walla yaay ak doomam waajur bu nekk bu sañoon doomam moo koy féete ci kaw monsieur bu nekk kuy jàngale bu sañoon doomam nekk professeur université nekk ministre nekk président de la république combien de maîtres combien de professeurs ont formé des ministres les ministres qui sont là ils sont passés par l'école donc loolu lu ñu ñaan man tamit lu mu ñaanoon yàlla may na ma ko may na ma ñi ma wuutu di def liggéey bi bu gën en tout cas man na ko doon defee benn laa doon avancé ñoom par fukk lu ñu avancé alhamdulilah rabbil alamin di leen ñaanal nag di leen ñaanal bu baax a baax yàlla na leen yàlla gën jàppale. Sénégal ci école bii lay defaroo y a pas un pays dans ce monde là qui s'est développé sans passer par l'éducation amul COSYDEP xam ko bu baax a baax COSYDEP nag di ci xar tànk tubéyam donc COSYDEP ku ñu war jàppale la ku ñu war dimbal la ku ñu war déglu la ni ñu def lii ubbi tey jàng tey COSYDEP lu tax mu taxaw ci parce que COSYDEP revisite aussi le passé parce qu'on dit les plus grands hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un profond respect du passé car ils savent tout ce qu'ils sont tout ce qu'ils ont n'est que l'aboutissement d'un travail séculaire COSYDEP xam na ko bu baax a baax lii ñu def man dem koy wax toujours aux enfants aux enseignants damay wax ni ubbi tey jàng tey mais ñun bu muy jàng bu muy duggee école moi je suis entré à l'école en 1960 60 ba 65 66 mais loolu lu ñu doon def bu ñu ubbee école le matin ñu ñëw avec nos tenues suñu pap ñoo ñu doon jëndal tenue yi ñu wax gouvernement bi mu koy jënd ñun suñu pap moo ñu doon jëndal suñu tenue yi à la kii commande ci seen avion Sonadis seen avion lu doon tudd. wax ñu gëm ko ubbi tey jàng tey niñ koy gëmee nag ci acteurs yi la acteurs yi ci ñoom la parce que ñun parents d'élèves yi dañuy assister rek kon acteurs yi ñoom seen bopp ñoom ñooy gëm loolu bu ñu ubbi tey jàng tey ñoom ñoo koy gëm appliquer ko parce que loolu mooy li ñu gënal ñun parents d'élèves yi te loolu mooy jëmale suñu njaboot kanam vraiment di gërëm aussi tamit gardien bi nekk ci école bi parce que mu ngi fi bay waar woo xamante ni bii bi mu fi nekkee ba léegi école bi am na changement bu rëy parce que ñun bu école daan tijji dañ naan fay 75000 pour bay école bi mais moom xaaj bi sax du ko kii pour bay école bi kon moom mu ngi bay waaram bu baax a baax ci école bi
waa COSYDEP tamit ñu ngi leen di yóbbante benn yóbbante boo xamante ni seen kaddu fa mu mën a àgg ñun suñu kaddu mënu faa àgg. parce que école bi vraiment am na lu ñu si naqare muy double flux bi suñu doom yi di def te loolu li ko waral mooy ñàkkum classe loolu nag ñun ñu ngi bay lu ñu màgg kon ñu ngi leen di jottali ngeen jéem ñoo bayal foo xamante ni bii ñun wax dëgg yàlla bu ñu mënee am yeneen ñaari classe wala ñetti classe dinañu arranger trop pour école bi mën a jëm. mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullah ginnaaw bu ñu sante suñu borom julli si rasul sallallahu alayhi wa sallam ñu ñaan yàlla waxtaan bi yal na ko yàlla teg si yoon kon fa tabaarakallaahu ñu ngi kontaan lool ndax bu fekkee réew mi am na kuréel bi nga xam ne moo jóg pour taxaw affaire jàng war nañ sant yàlla bu baax ndax xam nañ jàng mooy jëmale réew ci kanam waaye tamit réew mu xam ne dafa ñàkk ay jàng du dem fenn kon loolu nañu bàyyi xel lool waaye tamit bu ñu bëggee jàng pour mu dox normal ña xam ne ñoo sonn pour xale yi nañu am si ñoom taxawaay bu mu sëkk kenn ku nekk ñu jox la loo xam ne lu la jaral wala lu la mot sëkk loo xam ne day tax nga concentré si affaire jàngale xale yi ndax bu fekkee boo xoolee presque Afrique fu ñu toll nii wala yeneen réew mi Sénégal moo gën a néew lu ñu fay ay jàngalekat moo tax jàngalekat yi ñu bëri bu ñu commencé jàngale dañuy wut leneen loo xam ne pour ñu mun a dolli seen dépense lu tax loolu seen fay moo motul kon nañu góor fay la lu mot pour ñu toog jàngale bu baax nañu xam jàngale képp ko xam ne mu ngi àdduna mooy kilifa diine mooy kilifa aada dafa am jàngalekat moo ko jàngal kon jàngalekat war nañ koo fonk bu baax ndax mooy kilifa ñëpp la kon nañu góor jàppale jàngalekat yi bu ñu jàppale jàngalekat yi ba lu war réew mi day avancé mais jàngalekat yi lu ñu jooy bëri na lool te presque lu ñu jooy lu bëri du ñu am dara mais ñu ngi sant yàlla comme am na kuréel boo xam ne dafa jóg pour jàppale jàngalekat yi am nañu yaakaar dinañ am lu ñu bëgg ndax Sénégal développement la ñu bëgg mais développement fu ñu koy amee fu la mooy jàng xam-xam bëri na loo xam ne am nañu ko fii tey bu ñu amoon ay borom xam-xam tey du ñu jéggaane dem feneen mais xamul lu ñu koy defee ndax nit ñi amuñu xam-xam boobu waaye nañu renforcer affaire jàngalekat yi bu baax nañu leen fay lu mot nañu jàppaleen bu baax li ngeen wax nag ubbi tey jàngale tey bokk na loo xam ne lu koy dimbale si nit yi nag mooy jàngalekat yi bu ñëwee pour jàngale rek mu am lu am ne mu ngi si poosam wala yor na dépense am mu wut sëkk loolu bu amee rek jàngalekat di jàngale dina dem normal mbokk mi laal na fa xam ne foofu laa bëggoon pour dugg mooy ñoo xam ne ñoo jiite jàngale bi nañ fexe classe bu nekk école bu nekk classe yi na mot ndax double flux de sonal njaboot yi lool ñun dañu am problème bu dool ndax fu mu toll ne xale yi jàngatuñ xale boo xam ne boo xoolee presque bu duggee 8 heures war a wàcc midi bu wàccee midi suba du jàng bi ginnaaw suba te bu ñu xoolee jàngale bu njëkk bi lu tax mu baax nag yow boo duggee 8 heures boo wàccee midi rek 3 heures nga gontuwaat ba 5 heures wala 6 heures xoolal jàngale bu njëkk bi ak tey bokkul lan moo tax bokkul mooy ñoo xam ne ñoo ŋànk affaire jàngale bi nañu dimbale classe yi bu fekkee directeur dafa demandé mu ne classe yi doyul nañ fekkee taxaw ko dimbale ko pour classe yi doy loolu mooy dimbale xale yi tamit waaye tamit jàngalekat yi ñoo xam ne ñoo nekk si classe yi nañu xam responsabilité bu rëy la ndax yaakaar bu ñu am si ñoom jël seen njaboot jox leen Sénégal ñu ne éducation nationale mooy yar ak jàngale xale yi kon nañu góoru nañ yar xale yi tamit nañu xam ñun ay jullit lañ bépp xale boo xam ne indi na loo xam ne lu jiine bëggu ko nañ fekkee jëfalante ak moom wala ñu wax parent mu xam nag kii lu mu doxal si école yi baaxul. ñu defar salle de classe parce que fii dafa am double flux te loolu baaxul amul njëriñ ah bii yoon nag monsieur Mbengue dinaa nekk ci ginnaaw Mbodj bu ma la gisul dinaa nekk ci ginnaaw Mbodj nga régler affaire bi. sant directrice bi di sant parent di sant maître yi fi nekk ak maîtresse yi yaakaar naa ne école élémentaire bu fayu man jàng naa jaar naa école bu nekk mais gisuma ku leen dàq jàngale ndax man su ma demee suñu dëkk bi suñu xale yi jàng su ma nee CICP madame Sow moo leen yoroon benn classe 120 élèves kenn nit di ko jàngal dañuy yanuwul maanaa te ñoom ñoo ngi may dégg loolu am na te gisuma benn élève bu ci nekk ni laar may ñaan nag waa COSYDEP
bu ñu demee ba parent d'élève bëgg classe ñun dem nañ dimbal comme ni ko kii waxee joxe lettre mais koo jox lettre danaa la ndax waa direction yëguñu ko ndax classe parent d'élève guru kaa tabax nañu jàppale ca yàlla rek tax ñu dolli di ñaanaat nañu dimbali ci classe ñu am ko. maa ngi fi toogal nag parents d'élèves yëpp loolu rek mooy seen naqar ci fayu di sant directrice bi di sant maître yi fi nekk yëpp. kontaan trop Diawé vraiment ci réaction yi nga xam ni ñoo am surtout ñi nga xam ni d'abord réaction monsieur Ndiaye. bi muy wax maa ngi naan inspecteur Fall naan ko kii je le connais depuis très longtemps. te xam ci école bi xam lu baax lu bëri lim fi def depuis temps madame Gaye nekk fi personne ressource encadré fi jàngalekat bépp bu fi jaar def fi ay résultats yu mucc ayib loolu dama ci témoin laa ci moo tax ma di ko wax parce que tamit bëgg les jeunes générations di jël exemple de ce genre d'enseignants yi moo tax encore une fois Ndiaye loolu moom doo ma ko mën a tere wax dafa nekk ci yow moom dund koog yow monsieur Diop excuse-moi ma dund koog yow vraiment donc il fallait ma wax ko bi ci des rapidement ci doyen Wan xam nga moom ndeysaan dafa baax rek waaw mais moom li mu def ci école kenn mënu koo def te loolu moom dama leen ba pare nag uuf acteurs yëpp di encourager ñëpp ñun bu ñu tollee di continuer di def moom daf cee bokk parce que fu ñu dajeek moom mu ñaanal ñu encourager ñu amaana sax li muy wax defuñu ko mais toujours mi ngi ci loolu kon mënuñu ko fay moom ay problème nag yu ñu fi soulever ba may préciser ni COSYDEP wax dëgg yàlla bu sañoon ci tabax école rek lay dëkk waxuma la classe mais ci tabax école lay dëkk bu sañoon parce que COSYDEP moom mooy bu weesoo nguur mooy première organisation boo xam ni def na un diagnostic profond ci déficit école yi ak classe yi avant même l'État kon kooku tabax classe ak école yitteel na ko COSYDEP mooy kuréel ñaata jàngalekat a manqué day seetu yenn classe ñoo fi am ay double flux loolu yëpp COSYDEP daf koy seet da ciy wax tout le temps on ne se fatigue jamais d'ailleurs bu ngeen gisee sax man sama intervention ci ubbi tey jàng tey bi li may interpeller état li may fi représenté moom mooy inspecteur Fall ci loolu la jëm maanaam nañu fexe ba jàngalekat yi mat ci classe yi bu benn classe manqué jàngalekat nañu fexe ba classe yi mat double flux moom dafa war a xewi loolu COSYDEP d'accord na ci mais à l'impossible mais nag lépp gën xale bi toog ci kër ga mais nag li ñu gënal mooy xale bi di def un cours normal loolu moom COSYDEP yàgg na ko wax yàgg na ko xeex bi ci des moom mooy wax dëgg yàlla tamit loolu ñuy wax abri provisoire dafa war a nekk loo xam ne lu jeex la ci Sénégal mënatuñu concevoir Sénégal fi ñu toll xale di jàng ci ab sàkket wala di jàngee di xool di gis asamaan si loolu mënatuñ ko concevoir wante tamit ñu ngi ciy gën a ñaax nguur ci loolu. beneen bi gis nañ ko ci année bi passée état décidé na recruter pour matal jàngalkat yi 5000 enseignants bañ ko décidé nag COSYDEP da ko rafetlu lool nu nekk lu baax wante nag mujj gi dégg nañ ci ay yoo xam ni COSYDEP newul ne sa avéré mais fekkee ni sa avéré d'accorduñ ci loolu nit ki dañ laa dénk même boo amul moyen wuti ko wala demal ca kala ko dénk ngeen ko la nga ma dénk kat aw ma moyens yi jox ma moyens yi mais comme ci kayit yi yow maire yow lañ ko dénk ci kayit yi ah ñun yow rek la ñu mën a waxal nag kon nag ñu ñaan maire yi nañ ci góorgóorlu bu baax a baax bàyyi rek bañ a yem rek ci bale ak ci mbay ak ci distribuer ñaari kay ak ñaari bi loolu moom tamit yoruñu bi ci des c'est important aussi par rapport à l'État gis nañu que budget yi nga xam ne dañuy jox écoles yi pour ñu fonctionner budget yi day tardé très souvent dafay tardé loolu tam bokk na ci li gàllankoor écoles yi te COSYDEP gis nañu ci année passée aussi état diggée ne dafay jënd ay tenues pour ko jox ko écoles yi élèves yi bañuñu loolu de lu baax la mais jàpp nañ ñu am na lu ko jiitu xaalis boobu nañ ko jël tabax ci ay classes nañ ci jël dindi abri provisoire yi nañ ci jël recruter ay enseignants nañ ci jël renforcer manuel scolaire yi loolu mooy jàpp nañu mu ëpp priorité wante nag taxul mu loolu nekk lu bon mais nag état yaakaar naa ne par priorité la ak turu membres yi nekk yëpp maa ngi remercier bu baax a baax école fayu
di remercier monsieur Sall di remercier président APE trésorier imam di remercier sama papa Wan di remercier enseignants yi fi nekk yëpp di leen ak CGI bi waa CGI bi vraiment di leen ñaax nag sama mbokk jàngalekat yi man dama ne jàngalekat laa je suis enseignant je suis instituteur craie à la main loolu laa yàgg gëm et je suis très fier de l'être ci loolu ma leen di wax ni jàngalekat moom lii ñuy wax yëpp dëgg la baax na lool pour jàngalekat mais jàngalekat du am lay mukk pour bañ a jàngale du am lay laa même bu ñu la fayul sa salaire même du nekk sax lay pour yow nga bañ a jàngale parce que jàngale sacerdoce la boo ca xasee ba dugg da ngaa jaayanteeg sa boroom kon lu mën a xew jàngaleel waxuñu la nag bul casser droit am nga ci droit casse ko mais nag dama ne lenn ci yow warul nekk mën a lay pour nga bañ a jàng même sa bakkan bu ci waree des xamal ni soldaar nga yow boo xam da ngaa war a dem solo mu mel ni waxtu wee ñu xoj ndax ñetti point la woon bi ci jiitu woonoon bilan bi COSYDEP tënk ko vraiment ba am ay projet ndax bi mu leen dégloo tontu baay ngoog yàlla na ko yàlla mottali bi ci des nag moo doon dispositif à prendre yoo xam ne dinañ ko def pour année scolaire bi am solo doxuñ boo xam ne déroulement bu baax xam naa foofu COSYDEP dina jege ki nga xam ne mooy directeur école bi waxtaan ceeg moom ci yeneen i waxtaan balaa école di tijji bi ci des aussi mooy accompagnement bi déroulement bi pour école année scolaire ren bi nekk année scolaire boo xam ni dina ëpp solo maanaam dina gën a baax yi nga xam ne ñoo jàll donte baax na sax métti woon na enseignants yi def seen kem kàttan ba résultat yu baax waaye bëgg nañu année scolaire bu ren gi nekk boo xam ni dafay wuute ak yeneen yi loolu nag dafa laaj organisation disposition à prendre waaye un bon fonctionnement un bon déroulement de l'année scolaire loolu nag COSYDEP na ci yëkkati ay tànkam ànd ko kilifa yi ñu mel ni ñoom monsieur Fall waxtaan ceeg directeur école bi Boubacar Sall bu ko defee mu wàcce ko ci personnel bi ñu taxaw ci temm pour année scolaire bi nekk année scolaire bu am njëriñ ñu ngi leen di sant ñëpp di leen gërëm di gërëm COSYDEP mi fi teewoon macha allah waaye di gërëm itam kilifa yi nga xam ne ñoo ñu accompagné di gërëm ñi fi teew ñëpp di leen sant di ñaan liñ fi waxtaane yàlla nañu yàlla may ñu dégg ko yàlla itam di ko ci loxoom ba li ñu bëgg ci école Fayil bi mu nekk loo xam ne ndam la ci enseignement bi ci système éducatif bi jërë ngeen jëf